nuy naa ñëpp fi lay tàmbaleeg yéen ci seen revue de presse doore ko ak alerte quotidien ma ngay wéy dinu alerte ndax nag diggante dimanche ba sunu jamonoy tey jile askanu Ngunjaan nekkuñu ci jàmm ci fitna ju taratar lañ tëdd lu toll ci daanaka 66 camions nitrate d'ammonium ñëw taxaw ci biir dëkk ba askan way jug ndaw ya bokk ca collectif des jeunes pour la défense des intérêts de Ngunjaan jug ak ñañu àndal gàddu xeex ba mu mel ni alerte le quotidien nee na day donte ab ultimatum boo xam ni ñetti fan lañ ko xappati woon ca territoire Ngunjaan boobu ba léegi daal cargaison ya ñoom ña nga taxaw duy ba fees dell kenn xamut nag fu nuy bàyyi ko ak fa nuy jëmali mu mel ni daanaka askanu Ngunjaan lañ cay tiit mi ngi ci bés bi le jour ndax nag dossier bu yaatoo yaatu leen def ca nitrate d'ammonium yooyu ay tonnes yoo xam ni lépp danger la fenn fu ci nekk rek mun ko fa awalee musiba am mu mel ni reportage boobu bés bi le jour def ca Ngunjaan daanaka ak jaaxle gu rëy la indil population bi seeni nelaw doyatut seen dem ak dikk dañ koy limité mu mel ni docteur Bédia Diaw moom xam-xamam màcc jëm ci chimie organique day nee na dangerosité ba maanaam jafe-jafe yi ca wér gu yaram ak musiba ma nga tënku ca fanu koy teg nee na day 66 camions yooyu bu ñu leen beenee ba noppi fanu koy teg fan la musiba di amee d'entrepôt ba stockage ba loolu day bu ñu yeboo bàyyi ca xel l'observateur daw nag wutali ci wàllum suuf mi nga xam ne ñu ngi koy cax-caxatee jamono bi la ca LESEA di école boo xam ne daanaka ma nga fare ca université Cheikh Anta Diop nekkoon itam école ba nga xam ne moom la ñu duppee ENEA foofa day coow la moom jamono bi le bari na fa loolu ndax nag mbirum suuf la te itam daanaka lañ ca waxut dafa bari liñ ca nettaliwu itam bari loolu l'observateur ni ma waaye la ca gën a yéeme nan lañ def nag ba terrain bi nga xam ni moom la ñu xàppati muy ay hectares yu bari daanu ci loxoy Sertem di entreprise ba nga xam ni jamono biile wala service ba nga xam ni jamono biile xelam mépp mooy jël suuf soosa toog ca mbir ma nag fa mu jugee ba tax na nag daanaka ab projet boo xam ne day waajal ndongo yi ci ay classe préparatoire jëm nag ci ay partenaires américains ya ca laxas woon ak njiital premier ministre bu fi nekkoon ci ay jamono loolu lépp l'observateur ñëw na ci waaye nee na li muy yëm mooy résidence diplomatique yi ak projet bi nga xam ni moom lañ cay waajal nekk na loo xam ni secret bu rëy la te kenn itam mënu koo décortiquer réveil ni ma naa leen yee ndax nag patrimoine foncier ci université Sénégal ya moo xam Dakar wala Thiès caxat-caxateege doy na waar ba tax na Cheikh Oumar Anne jëwriñ ci dénk njàngum daara yi kawe yi yëkkati ne kàddu démb maire ba futt daal di wax ak gaay yi ñay caxat-caxatee suuf sa jàpp ni cere tam xarit la joo xam ni da ngay yor loxo rek te doo teggi nee na day na dakk nee na dakk ndax nag suufu SCA la ca ëpp lépp bu ko kenn laal ku ko laal di ma laal te itam dinañu ko xool nañ koy lijjantee mu mel ni réveil dafa ñëwaat ci kàddu Cheikh Oumar Anne ni informé na njiitum réew mi di Macky Sall artu itam jëwriñ ji dénk wàllum finance ni leen day boo leen sàgganu décision bi moom dañ koy arrêté te itam man dama xamut man Cheikh Oumar Anne fan la jógee mu mel ni la turbine dafa ñëwaat ci spoliation foncière yi nga xam ne moo am ci université yi nee na day Macky Sall ordonné na annulation bi muy université Thiès di université Ndakaaru fépp foo xam ne suuf dafa am te itam ngeen jàpp ni war ngeen caa mën a toog di ko caxat-caxatee ka séddoo boo leen yëboon ngeen daal le soleil national naan ma ñëpp daw wuti suuf sa borom doole yeeg borom daraja yeeg kenn ku ci nekk jàpp ni war ngaa am ay hectares yu yoo xam ne danaan géej xottiku say bâtiment wala ngay xotti ko loo mën a am le soleil national ni ma Cheikh Oumar Anne ma ngay dalal xel waa SAES ndax nag SAES nee nañu ko boo yeboo na nga jël say matuwaay te xam ni mbir mi moom dañ cee xar suñ tànk tubéy dañ cay dem ba jeex ndax nag moomeelu université la du moomeelu loo xam ni nit day yori kopparam ñëw tibb la ko ca neex dem mu mel ni le quotidien moom ardoise bu leer naññ la ñu indil nag jëm ci mbiri courant nee na ñeenti milliards moo tax Senelec bloqué compte AIBD lii doy na waar mu mel ni nag liggéeykat yi nekk ca AIBD ca aéroport international Blaise Diagne ñoom day menacé nañu Senelec menacé waale képp koo xam ne laxasu nga ci coupure yooyu ak blocage compte yooyu nee na ñu day boo sàgganul ab avion dootul yëkkati suuf fii ci jaas wuti biti réew
wala ci dendu Afrique ndax nag xeex bi dañ koy yenu ba lu nu am jël Les Échos moom xeex bi mu ñu indil mooy xeex bi nga xam ni daanaka ba mu tàmbalee ba fi nu suñu jamonoy tey ëmp na sénégalais yi waaye lëndëm na seeni xel diggante Sitor Ndour ak soxna si doon liggéey këram di am mbinduwaan lu ni mel nag audition ya tàmbali na ci mbirum vol maanaam xale bu jigéen bi daf ni woon da ko doon sàkku gam koy sàkku nag daanaka mu yëkkati kàddu mu tawe ba ca justice tawe itam ba ca ña yor wàllu yoon ci biir réew mi di ay takk der itam ak ñeneen ñu ni mel mu mel ni soxna Sile ma ngi wéy nag di dugal Sitor Ndour ci guddi gu ba setagut ci la nga xam ne tuumal na ko sage-femme bi moom nee na gisul benn tokk màndiw ci biir péyu gune gi ndax nag ñetti gynéco ñoom auditionné na leen ngir mbir ma gën a leer maître Ndeye Fatou Touré moom nee na damay dëggal samay kàddu ci ak tey nag ak dal ci sama cliente bile ndax nag vigilance ci wàllu dossier yi moom teyoon na sama xel ca nañ koy traité waaye nag lépp dina leer mu mel ni mbokk yi li leer nañ mi ngi ci xëtu Vox Populi mooy lan coupe d'Afrique coupe du monde ba nu jëm njiitam réew mi nag mu ngay wutam ñaareel ginnaaw ba mu amee coupe d'Afrique des nations ci réewum Cameroun mu nekk ndamul Afrique waaye ndamul Sénégal guléet ginnaaw lu toll ci juróom benn fukki at wala sax lu koy jige ñu ko doon xaar jotuñu ko ñu jot ko ca Cameroun njiitum réew mi ni bu ma sañoon sama ñaareel bi day daal di ñëw ndax nag bu ko defee ñu mën a dëppoo ak moom ñaareel bi mooy lan mooy coupe du monde ba nuy wàcc diwaanu Qatar ay duñ ko gañ ay dañuy def lii nee na du xalaat lay xalaat mooy gaynde yi kenn ku ci nekk na nga fexe ba am aw jàjjuwaay mën a taxaw nag bu ko defee décembre prochain nekk ndamul Afrique waaye nekk ndamul Sénégal ak lu adduna bi mu mel ni Lions yi ñoom benn code d'honneur rek la ñuy demee dem ba jeex moom boo ko yëkkatee seenu yaram tàng na seeni but bari na waaye itam seen efficacité ak seenu mën a football dañ koy gën di woon adduna bi mu mel ni jot na nag Afrique daal di jël coupe d'Afrique bi lu ni mel moom la Vox Populi xamale ñu des ba tey ci le soleil national jëm ca coupe d'Afrique boobu nga xam ne ma ngay am ci atum 2022 ca Qatar njiitum réew mi day démb nag ba mu ko indee ban ko indilee coupe du monde bi mu daloo ko ca palais de la république yëkkati nay kàddu nee na day état bu Sénégal du ma sa seetaan gaynde yi Sadio Mané ñenuy àndal ñëpp dañ leen di gunge mu mel ni maître Augustin Senghor ci xëtu yéene kaay le soleil day dëggal kàddu président de la république moom jiital fédération sénégalaise de football nee na day taxaw nanu te itam amuñu tànki ginnaaw ndax nag demi-finale ya moom dinañ fa yegg lu mën a xew rek demi-finale yi dinañ fa yegg David Trezeguet di doomu France nekk foon footballkat bu mag nekkoon itam champion du monde ci atum 1998 nekk légende ci FIFA moom day nee na waaw maître Augustin la ngeen wax ak président de la république kàddu yu mën a nekk la ndax nag boo yeggee ci yenn niveau yi ci wàllu football la ngay def mooy continuer di liggéey gën koy améliorer bu ko defee objectif yi ngeen viser lépp antu daw nan ca politique ba mbokk yi Sud Quotidien ñëw ci installation fukkeel ak ñeenteelu législature bi ñuy xaar niki altine mu mel ni second tour bu tar la ndax nag gis-gis ya woote nanu mooy ci opposition ba di ci parti au pouvoir bi lay xalaati ñenn ña mooy kan mooy jiite assemblée nationale commission yi nan lañ koy répartir mu nekk équation yoo xam ni kenn amagul solution Walfadjri ni ma assemblée nationale ak nouveau gouvernement bi loolu day nekk na lutte boo xam ni moom yoon wu nu xàll la te kenn mënu fa jaar ndax xam bu bari mu mel ni jiix njàq ak xel ñaar bari na loolu ci xelum Pape Diop waaye nag ba tey bu nu desee ci réewum quotidien réew mi moom nee na Macky Sall boo sàgganut moom assemblée nationale beneen melokaan la fay taxawee yeneen gis-gis la fay amee 14e législature bi Benno Bokk Yaakaar ñoom pare nañu ndax nag Macky jël na mbooleem député moo xam ni fallu nga rek ci 14e législature bi fas yéene naa la lakki ca fa nga xam ne moo di Saly Portudal mu am yenn kaay yoo xam ne sax nee nañu est-ce que du ndëpp loo xam ni dañ koy organiser ngir nag mën a gën a ami ndam waaye mën a gën a jàkkaarloo opposition bi ndax nag opposition bi ñu am moo raw xeme raw itam sumb boo xam ni sumb nañu ko fa muy mujjee ak fa muy jeexale loolu lépp engagement njiitam réew mi wone na ko bu baax a baax ca gannaaw ba mu leen dalalee ca salle des banquets ca palais de la république tey jii nag diri na leen wuteeg ñoom diwaanu Saly ngir nag nëbbu leen say latiir bu baaxee nga tëj ñu joxante rendez-vous ba ëllëg jërë ngeen jëf. kon mbokk yi revue de presse baa ngi noonu xam naa nag namm ngeen seen waaye ñoo ngi koy jàppal tànk ndax dafa nekk ci li nga xam ni farata la l'homme des 2 galons Fall Damel
ñu lay jaajëfal bu baax a baax di la ñaanal yàlla sëy bi nga xam ni sumbaan nga ko muy ñaareelu soxna yàlla na yàlla boole soxna yooyu yépp jubóole leen beneen bi ci des itam may leen wërsëg akuk dal vraiment yokk barke bi te itam li nga xam ni ci lan la jàppal tànk say mbir la muy revue de presse bi waaye itam sang baax ak sa dal moo waral tey jii nga confier ñu ko kon nag yéen ñi koy topp yi ñu jox leen café gi rek xam naa moom li mu koy limee nag ñun duñ ko man ndax nag comme que moom macha allah seen waay la macha allah te itam xam naa café gi ni mu ko daan jëlee temps di yeewu 5 heures du matin taal gazam teg li nga xam ne moo di café gi tàngal ko ba mu tàng baaxee leen ko loolu dañuy ñëw rek jaar ci kon nag képp koo xam ne rek da ngay suivre revue de presse Fall Damel tàngal naa café gi man Malick Sarr fas yéene la kaa jox foo mën a nekk rek ñu jox leen ko ngeen simbileexu comme ni ko Fall Damel di waxee bu ko defee nag boo leen doylu rek ma fekkaat leen di xam ngeen nag café Fall Damel gi dafa tombe ak safar gi kon nag ñun dañuy café di safar revue de presse gi noonu mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal jox leen rendez-vous ëllëg jërë ngeen jëf